Merci chers amis téléspectateurs ñu am mbégte tey ak contentement ci seen émission penc mi di dalal tey le responsable du parti alternative sénégalaise mu di Omar Badiane salaamaaleykum. maaleykum salaam Raoul vraiment maa ngi lay di nuyu techniciens yi nga àndal yëpp ak waa Thiès Média maa ngi leen gërëm si visite bi quoi. ma nga ko ñu am mbégte nag fekk fi responsable parti yëpp sama ndeyjoor le coordonnateur Cheikh Tidiane Thiam mooy coordonnateur bi Cheikh Tidiane salaamaaleykum sëñ Cheikh. maaleykum salaam monsieur Raoul di rafetlu seen teewaay ñaan yàlla rek sakku ci jàmm li ngeen soxla suñu yëpp ngir am ko aussi quoi. jërëjëf moom di jaajëfal également les responsables surtout suñu yaay yi nga xam ni ñoom lañu fekk ak les responsables des jeunes ak suñu yeneen papa yi nga xam ne ñoo nekk ci parti bii di alternative sénégalaise monsieur Badiane mbas mi gane si àdduna mu di pandémie bi Covid 19 lëmb Sénégal ñu gis état bi am ci taxawaay bu am solo yéen parti yi fari ci kujje gi rawatina yow ngay parti boo xam ni présidentielle yi passé am nga ci taxawaay bu am solo ànd ak kenn ci leaderu kujje gi ban taxawaay nga am ci xeex bi nga xam ne moom le président Macky Sall décrété contre la Covid 19 ci Sénégal. jërëjëf Raoul donc ginnaaw bi ma leen nuyoo daal leen nga jox ma occasion rek ma gërëm responsable yi nga xam ni yëpp nekk nañ fi parce que vraiment y a les délégués de quartier parce que suñu parti ni mu bindoo dafa am ay cellules dans les quartiers cellules yi nommé des délégués de quartier yu supervisés pour ñu mettre en place les secteurs des centres de vote donc délégués de quartier ñoom ñoo fi nekk fii ak yenn responsable famille vraiment pratiquement quartier yëpp yu bëri ñu ngi fi donc di leen gërëm di leen sant di gërëm aussi yeneen militants yi parce que événement bi moo tax mun ñu woon a woo si ni mu demee moo tax yenn responsable ñu fekk ko vraiment maa leen gërëm di leen sant donc li ngay wax si li nga xam ne mbas mi nga xam ne moo ñëw si Sénégal si àdduna bi li ñu def rek mooy ñaan sunu borom yàlla saafara ko ndax ni ko comme ay juddit lañu ñu xam ne tamit mbindeefu yàlla la donc ñu ñaan sunu borom mi ko fi indi mu teggi ko di ñaan tamit nit ñi nga xam ne tamit yëf yi métti na si ñoom parce que vraiment mbas mi en doon ñi feebar bi dalut nit ñi fara nekk ku nekk côté ba nga nekk secteur ba nga nekk yëf yi métti na si yow métti goo xam ne ñu ngi ànd di la maslu di ñaan yàlla teggi lépp ku nekk mën a àndaat ak sagoom dellu si diggéem normalement mbas mi comme ni nga ko waxee bon parce que aussi réew mi dafa am ñoo xam ne tamit ñoo ko jiite ñoom la ko yàlla jox bi mbas bi tàmbaleet ñoo xam ni tamit Sénégal moo ñu ñor ñu xam danger bi si nekk nit ñëpp ñëw président bi nga xam ne moo ñu jiite woote nit ñi dem wuy ji mais man ba nit ñi wuy jee commencement bu njëkk ba sax amoon naa si réserve ndaxte dafa jël édition ba pare door a woote nit bu fekkee dara dafa ñëw nga bëggoon waxtaan nañ jël décision da nga leen déglu ba pare door a woote mais dafa woote ba pare jël nit ñi mais bu woote ban waxee gars yi ni ma comme affaire jërut coow ma ànd ak ñoom si woote bi mais ban xoolee boobu ba léegi décision yi mu jël nit ñi encouragé ko si ànd ko Sénégal gépp nekk si jàpp si pour bëgg àndandoo faj mbas mi mais ban xoolee ba si biir ak doxalan bi vraiment ñëpp am mbetteel. kon foofu dafa mel ni yéen ñi farit ku jegi Sonko moo am raison ci yéen ñi demoon wuy ji. non pas Sonko moo am raison pas Sonko wujji na Sonko bu mu wujjee joxe na xalaatam. malheureusement kenn. dégg joxe na xalaatam am na ñoo xam ne wóor nañ leen demuñu mel ni Abdou Mbaye donc affaire bu ñu ko personnalisé si cadre demee noonu am na ñoo xam ne ak problème forme am na ñoo xam ne wóoruñu leen kenn mënut a xam si réaction par rapport à ça parce que woowuñu ñëpp. loolu moo tax nit ñi dem mais nit ñi groupe yi ñu bokk ak ñi ñuy waxtaanal ku nekk xam ne position nit ki par rapport à ça donc loolu nag bi nu nit ñi gisee xam ni Sénégal a tax ñu bàyyi ko lépp ba defal ko loi d'habilitation assemblée amatul dara amatul muy buur di bumbi ñu jël suñu xaalis jox ko lu mu bëgg a def ajuduwul yoon bu ko neefee mu gaaw fast track bi mu doon def fii doon occasion pour wane ko mais malheureusement lam ñu waxoon ba nëgën ni sii man bettuma parce que ñàkk gëm waxam moo tax ma formé parti parce que bi mu nee dafa war a def mandat 5 ans indi référendum boobu moo tax ma formé parti parce que kilifa dafa war di sàmm kàddoom boobu ba léegi nag lépp lu ñu waxoon ñu jox ko lépp jox ko suñuy alal jox ko suñuy bopp jox ko suñuy yoon jox ko suñu lépp ni mu doxalee mu bett ñu lool. crise bi daal yow. danoo bett lool parce que bu ñu fàttalikoo crise bi ñuy am ay 2 cas ay 20 cas si la jëlew ni l'heure est grave boobu def naa ay 2 morts la na am ak demee noonu. nous sommes en guerre l'heure est grave. Actuellement on est à plus de 4000 cas plus de 47 morts comment est l'heure alors c'est cette question que tout le monde doit se poser ban taxawaay la war a wax. justement bu ñu gisee day mel ni ñàkk cohérence daf ci am
nombre bi di yokku mu jël ay mesures d'allègement. yow loolu également noo ko gisee. gis nga ma ne mesure d'allègement bi man dama ni gis nga bi defee 2 mois dama ni président waroon na jëm rectifier dafa waroon woote concertation évaluer comme ni mu woowoon nit ñi déglu na leen mu woo évaluer parce que def nañ 2 mois lii ngi am ñu évaluer ku nekk joxaat ko xalaatam boobaa waxee kenn du si teg baat dara nit ki buy liggéey dara boo defee da ngay évaluer xool résultat yi ndax baax na nga xool li baax nga kon ne ko les rëq-rëq nga jëm ko jubbanti nga jëm a def leneen mais malheureusement évaluer dafa continuer di persister si ay erreur di jàppi date di reculer kenn du xam ban décision la jël par rapport à ça loolu mooy sunu problème ak moom du leneen mais coono bi bu nu sañoon mu teg ko nit ñëpp mu teg parce que nit ñi sonn nañu barawul. sonn googu moo waral mu jël koppar yu bari jëndi ko sax ay dund muy aide alimentaire jëmale ko ci leen ci askan wi mais ba léegi ñenn ñi wala bu dul ñëpp it ñu ci bari. mais mooy li ma la wax. mooy jëndin bi jox nañ ko 1000 milliards bi ñu ko joxee 1000 milliards nga xool jëndin bi nan la ko jëndee est-ce que la waxoon nit ñi gis nañ ko est-ce que gisaguñ nga ceeb yow Cees gi ñu nekk kan moo fi gis gut ceeb joxe ko dëkk yëpp yeneen dëkk yi lan lañ fi gis c'est que loolu mooy problème bi parce que dafa am loo xam ne amatul lenteur amatul yeneen ni demee noonu te doxalin bi tamit nit ñi pose si problème si ñamu demee di ko jënd nit ñi poser question est-ce que ñii mën nañ koo def ou bien mënatu ko def ba léegi nit ñi pose question yu ñuy poser mais bi bu gisatul lu doy mais loolu indi problème bi moo tax actuellement fi ñu nekk benn situation boo xam ni man dama koy wax Sénégal yi na nit ñi jël seeni responsabilité parce que jël responsabilité mooy lan fi mu nekk élection présidentielle amagul léegi. non dama ne mbas mi. waaw bu nu xaar fu nu fi nguur gi awale parce que boo xoolee dafa amoon benn débat scientifique boo xam ne c'est très intéressant nit ñi war a doon taxaw parce que président ñi ko doon taxawal digal ko ñu tëju dafa amaat yeneen techniciens yu ko nan bàyyi virus bi circuler. comme le docteur Thior. très bien des docteurs yu wax ko mais foofu la waroon indi benn débat scientifique serein boo xam ni bu nu convaincre nii ba dañ ko war a bàyyi ñëpp ànd si bu nu convaincre war ko tëj ñu ko mais xool imagine ñi ko doon digal lay jékki-jékki bàyyi virus bi circuler ñii di wax lii di wax te ça peut démotiver ces gens là loolu mooy problème moo tax nit ñi il faut quand même ñuy bàyyi xel di déglu di xalaat parce que loolu c'est très important si doomu aadama réew bu ñu la joxee réew man gis nga avant dernier discours am bi mu waxee di jéem a lay boobu laa gën ci tiit gis nga kilifa bu dara amee da ngay déglu ñi nga war a déglu ñëpp ba doole ñi nga war a jël ñëpp nga jël sa courage àddina may jël sa décision assumer décision bi. c'est que manque de vision claire boobu lu mel ni tâtonnement noonu la ko ñenn ci yéen ñu faree ko jikki sax tudde tâtonnement boobu est-ce que duñu jural musiba parce que li ñu gis ni ak cas communautaire yi d'ailleurs cas importé yi sax commencé waat na tey. non gis nga du question ay tâtonnement dafa xamut non sérieusement dafa xamut gis nga bu fekkoon ni vraiment dafa xam boppam xam leneen moo de moom day wax sénégalais yi vraiment gërëm naa leen fal ngeen ma bien que xam naa ne am ñu bari ànd ñu si waaye joxe ngeen ma seen lépp joxe ngeen bu faar yëpp amatu dara loo xam ne gàllankoor nga ma dem naa mënatuma seen réew a ngi nii loolu fi mu toll mooy courage am bu defoon loolu dina gën a courage mais nii mu continuer di dem clan yi nga xam nekk def di jàpp jéem a sauvegarder seen intérêt loolu mooy problème bi parce que actuellement réew mi ñi fi nekk ku nekk côté ba nga nekk c'est intérêt rek nga xool intérêt réew mi xooloo ko te loolu dafay dangereux day metti bu baax a baax kii cette l'occasion demoon na ba fexe amoon na opposition radicale fexoon na ba problème am opposition bi àndaat joxaat ko doole ñu voté ko loi d'habilitation lu nekk nit ki def ko mais foofu la waroon ñëw war a dajalewaat nit ñi waroon am comportement boo xam nit ñi aussi dañ koy. habilitation boobu est-ce que tamit yéen ñi fari ci ku jéggi naxu leen ci ndax même les grandes démocraties malgré li am ni seen assemblée mi ngi continuer di fonctionner Sénégal rek lañu gis ñu jël lépp. ni mais non c'est que waa ji am. c'est que dañoo nekk pour guerre nekku si yenn crise on avait une crise sanitaire parce que quand on parle de guerre les scientifiques parlent de guerre bactériologique dégg nga donc du loolu donc foofu peut-être que am na côté yoo xam ne ak Sénégal ni mu dundee moo tax nit ñëpp parce que vraiment ñi fi nekk ay patriotes lañu amul kenn ko am intérêt Sénégal yàqu amul kenn ko am intérêt nit ñi di am problème même ñun opposition dañoo bëggoon tey ji bu ñuy jël pouvoir fekk mu nekk mu baax parce que am na xam ne boo jëloon réew mu jaxasoo noonu yàqoon noonu boo boobaa doo mën a liggéey li nga mën a liggéey kon ku fi nekk dañ lay ñaanal nga liggéey nga réussir mu am si kii ba nga xam ne ku lay def lay ver aussi day ñëw rek du yokk di dem amul kenn ku ñaan catastrophe si réew mi mais nag am foo xam ne bu fi tollee nag nañ wax nit ñi nag nañ jóg à demain comme gestion crise bi ñu nekk
ku nekk yaa war a jël sa responsabilité xool nan ngay aaree sa bopp xool ni ngay aaree sa njaboot xool ni ngay moytoo xool ni ngay kiyee ba xam ni lii nga fexe jàngoro ji mu bañ laa dal bañ egg si yow lu fi mu toll ku nekk war a jël sa responsabilité si loolu mais buñ dee xaar nguur gi mu ñuy wax ni aw leen nii baa jëleen mesure def nangam boobaa catastrophe la. mais justement est-ce que tamit yéen ñi nekk ci kujje gi bu ñu gisee soulèvement xale yi récemment manque d'autorité boobu état bi wane est-ce que yéen it ñi fare ci kujje gi amu leen ci part de responsabilité parce que bu ngeen nasa xale état bi yéen bu ngeen eggee tamit yor affaire yi day metti pour ngeen jubbantiku bu ñu demee ba religieux yi par exemple ñooy dicter conduite bi président war a jël ci lu mel ni ubbi jumaa yooyu day daal di doy waar. mooy loolu c'est-à-dire xam nga nit ñi xam nga aussi des fois Sénégalais dafa am ñoo xam ni mënewul ni président di wax waxeet xam nga des fois boo joxee sa kàddu lay rëcc te ba nga ko joxe da nga ko joxe de bonne foi am loo xam ne boo ko ñëwee am loo xam ne mënutoo taxaw tëb di ko wax mais effectivement l'opposition a un rôle à jouer dafa war a am na mu doxee war a def critique objective war a ni problème yi war a gérer yenn problème yi parce que actuellement gis nga crise bi xale yi doon def crise bii xale yi def bu ñu ko xeeb de bu fekkoon c'était une opposition non patriotique kon leneen la ñuy wax déggoo si kenn doon bàyyi nit ñi réagir nit ñi won nit ñi li nga xam ne moom la dund ñu manifester ko. justement loolu nit ñi gis ko dégg-dégg ay porteurs de voix tax dégguñu leen ba mbedd mi di wax. mais loolee problème bi man loolee problème bi parce que ban ne président ni ko defal lii ñu xam ne jaarul si yoon boobu doonoo war a taxaw en tout cas ñun ñu ngi wax fu ñu tollool doonoo war a taxaw ni ko du nii la war a nekkee exemple ñun bi mu nee day jàngale mais dañ ni bu man sama doom du jàngi nit ñi duñu jàngi yàlla def affaire jox ñu raison fi mu toll mu ngi bëgg a ñëwaat ni nan def lii mi ngi bëggaat ñun di trans ainsi de suite sans mu évaluer sans leneen mais loolu ay tâtonnement la tâtonnement yooyu nag waruñu ko see bàyyi effectivement li nga wax c'est effectivement vrai opposition bi joué rôle bi mu war a joué dëgg-dëgg parce que ñoom it comme kilifa diine yaa ngi fi dëgg bi nit ñi am problème bëgguñu indi problème mel nañ si teg yeneen problème yi si affaire demee noonu mel dañuy jéeri loolu mooy conscience bi nga xam ni kenn bu ko gàtt loolu mooy problème bi mais fi mu toll nii ñëpp xam ne métti na te booy wax ñu ni ñun tey jii da ngay contre te dëkk baa ngi mel nii ku nekk da si war a jàpp mentalité Sénégal yi gis na fi mu demee ak kilifa dina yooyu mais nag defe naa bu ñu bàyyi ni ba nit ñi xam léegi bu nit ñi génnee wax nit ñi nañ xam ne ñii kat yéex na noo wax te waroon na noo wax. waaw ñu ñëw ci Covid bi niveau local Thiès yow sa parti fi nga bokk yow fi nga dëkk bay ci sa weewu tànk Thiès gi nga dëkk nag yow ban taxawaay nga ci am ngir xeex ak Covid bi yow ak say militant ak sa responsable parti. ñun Covid bi liñ si mën a kus néew ñu ngi ko si def d'abord bi problème amee dem nañ sensibiliser nit ñi. dem nañ def quand même ay action timide parce que def naa nit ku aussi bu fekkee da ngay ñëw di jàppale dimbalante jërul nga di ko def nit ku sonn da nga koy def te yàlla tax kenn bañ la xamal dara bañ ko puukure mais la nga mën di soutenir nit ñi li nga mën di defal nit ñi li nga mën di conseiller nit ñi li nga mën di jàppale nit ñi si yeneen côté yi que ce soit mu si détergent yëpp nga gis mu sow si protection masque yi demee noonu yooyu yëpp lépp lu si waaye man du man dong ak sunu militants yi ku nekk lu si mën yaa ngi koy def loolu ñu ngi koy def di yor gel fu nekk lu nekk ñu ngi koy def kon mbokk mais loolu dañ ko boolul ak coow ndax te lii day lu métti loo xam ni bëgguñu ko bu boobu la nga xam te nit ñi tam sonn nañu di dund seen kër parce que ñun xam nañ sonn nit ñi duñ leen ragale fii baa di woon nit ñi ñëw ñu naan ñu def na la benn kilo ceeb pas léegi loolu jomm nan ko nekk bëgg a jumul te yàlla tax si yàlla xam na si diggante ak moom da nga def yàlla xam na da nga def kenn xam na ñun loolu lañ def pour wane nit ñi maase ñoom ànd ak ñoom mbas bi mais jéemuñu puukar mukk woon lii ñoo ko joxe baa liñ ñoo ko def baa nangam ak nangam parce que lu ñu joxe amuñu ko yàllaa ko am nañ koy gën a sant donc loolu la xam ne ñu ngi leen masawu fan toll fa suñu niveau toll ñu ngi koy séqal ñoom nañ ko séqal xam nañ ko te yàlla xam na kon soxla wuñ koo puukare soxla wuñ ko waxee leen nangam ak nangam ñun loolu mooy suñu démarche parti mbokk dañuy tëj ponk boobu moom lañ jagleeloon tolluwaayu Covid 19 bi fii ci Sénégal ak taxawaay bi ci président wu parti bi di alternative sénégalaise def di Omar Badiane ngaañu bu baax gestion bi nga xam ne moom la ci régime président Macky Sall amal dañuy ñëw nag ci seen parti alternative sénégalaise ak Cheikh Tidiane Thiam mi nga xam ni mooy coordonnateur bi parti bi est-ce que am na implantation nationale wala Kër Cheikh rek la yam fii Thiès. waaw ñu ngi lay nuyu di la gërëm si laaj boobu tout d'abord dañ lay wax fi nga xam ne fa la parti bi soso parti bi depuis 2018 lañ ko créé dem nañ ci élection présidentielle moom mi defoon na def parrainage bi lépp sur presque 7 régions yu ñu doon laaj amoon nañu 6 régions yi benn lañ manqué woon 2000 moo tax demuñu si élection yi si la ñu waxtaan ak Idriss Seck dem ak moom coalition dem ak moom coalition ci élection présidentielle yi bi loolu passé nag si la ñu xalaat gën a implanté nag suñu parti
au niveau local parce que loo gis bi dafa am yoon. dafay am échéance. bu ñu xoolee ni ñun actuellement bi ñu jógee ci présidentielle ñi ngi jëm ci local yi. ci la ñu taxaw nag organisé wu nag léegi ñun pour taxaw ci local yi. surtout au niveau zone nord. parce que aussi nit aussi booy def dara da ngay fexe ba fi nga xam ne fa nga dëkk nga xam ne fa nga cosaanoo nga am base boobu téye ko ba pare. moo gën ngay disperser say forces boobaa li nga bëgg mën nga ko bañ a am. moo tax ñu taxaw actuellement comme ni ko président doore sànq dañu taxawal ay délégués au niveau des quartiers parce que ñun ba ñu dalee taxawal ay cellules bari la. quartier yi biir Thiès yëpp wala quartier zone nord yi rek. quartier Thiès yëpp la. quartier Thiès yëpp lañu implanté suñu cellule bàyyiwuñu fenn. donc pour vous dire que ni donc au niveau Thiès ñu ngi dox ñu ngi dugal fu ñu dugg nañu fekk boo actuellement foo laaj alternative sénégalaise Omar Badiane ñëpp a ngi koy dégg. mais Sénégal moom juróom-ñaari région rek ngeen nekk. waaw région yëpp mën nañ ci wax mais juróom-ñetti région yooyu juróom-benn yi si lañ amee woon. doon laaj lim bi ngeen soxla bi ñu soxla woon. beneen bi matul woon. pour 7 yi ñuy wax waaw mais ñun pratiquement sur le plan national. fépp lañ doon dem. am ngeen ay représentants jamono jii am ngeen ci région Sénégal yëpp ñu fa teewal parti. alternative sénégalaise am nañ fa ay représentants. am nañ fa ay représentants gars yu bëri am nañ jiw bu doon sax yow yaa de Dakar ñu lay woo téléphone. di participer ci débat yi rek. partout parce que moo tax sax yu bëri mënatuñ ko woon def. mais bu doon am parce que pratiquement nañ gën a mën a développer suñu activité. waa Cheikh Tidiane même sur le plan international. diaspora aussi yéen fa. parce que pour vous prouver ça keroog bi ñuy def benn émission sur benn télévision de la place. man sama bopp dama doon toog di sur Facebook may gis ay messages ay commentaires. yéen ngeen ànd rek Idrissa Seck présidentiel local yi di ñëw ngeen bëgg mairie bii moom mairie non waa réew mi ñoo ko yor Idrissa ñëpp xam nañu ni Thièfam mooy Thiès. est-ce que dina yomb yéen parti alternative sénégalaise ngeen nangu mairie bii ci waa réew mi. parce que loolu yëpp trop lay def. parce que dafa waa zone nord aussi nelawuñu ko quoi. parce que man li may wax souvent rek ki ñu yor du Omar Badiane. du ñu jiw du dara maanaam ko xam ne dañ koy jéem a ci wala daal. dañu gis ay qualité. boo xam ne li may wax souvent expert en économie. zone bi maanaam bari. ba pare moom. nit la koo xam ni Idrissa Seck bi mu nekk fii yor chantier Thiès yi moom dañ leen mën signature pratiquement tous les chantiers Thiès yi ne moo defoon participation donc lépp lu def zone nord moo ko tax a dugg ci politique ko tax a gën a def gën a tax laaj zone nord loolu sa bopp parce que conseil la nga loolu gën a tax parce que taxawal wu bàyyi wu yëpp au moment bi fi nekk pratiquement dara bougé. waaw justement est-ce que gën woon yomb ci yéen xam nga moom ni Omar Badiane moo nekkoon aménagement urbain nekk yor environnement yor assainissement ba pare di délégataire de signature du maire pour les actes administratifs wax nga ko sax gën ko lu yokk ci moom mu dem réew mi fekk Idrissa bëgg li mu am mairie bi. non c'est que am na loo xam ne aussi boo ko bëggee organiser boo ko bëggee defee noonu yow xam moom du woon militant réew mi. je sais mais Idrissa defal na ko keneen. mais Talla Sylla par exemple. non xam nga mais nit te kii relation yi Omar am. ak Idrissa Talla am ko nit ki bala nga koo xam nga nit ki bala nga koo def loolu. il faut que nit ñi d'accord sur le plan local. épouser ko moom. il faut ñu gëm ko moom il faut mu wane boppam. wane waa Thiès man projet ba leen proposé waa zone nord d'accord nañ ci. boobaa Idrissa Seck mooy ñëw ni ko yow laa fi def booba moom du jar muy dem di wax Idrissa Seck dara Idrissa Seck moo na ko Badiane yow foofu yaa borom. mais xam nañ ni population yi ñu seetaan bu ñu voté projet moo tax wax la loolu moom Idi am na kóolute ci moom déjà. mais xam nga Idi tàmbali nag Sénégal actuellement Thiès waay yow la mooy na nga dem ci local na nga dem ci mairie zone yi est nord ouest ñoom ñëpp wet nañ fa teg ñañ leen jox parce que defuñu fa dara ñun du tey loolu moo ñu gën a jox courage fu ñu dem di wax ak nit ñi day gis ñu naan ñun kay saway ki fi na moom macha allah ki fi na nangam ki fi na kay na dem rek mel nga beneen localité la même chose pour dire que donc nit ñi sonn nañ ci loolu sonn nañ ci ñi fi nekk. justement Cheikh Tidiane damay ñëwaat ci président Omar Badiane président nga nekkoon yoroon aménagement ak assainissement yëpp ñu gis problème foncier yi bari fii lool ci gox bi nga dëkke mu di Médina Fall extension pas plus tard que tey am na association tudd Adimex ŋàññi nañu bu baax ñaari maire yëpp sax ndax nee nañ Lamine dafa door mbir mi tegul ci yoon daal la ñëw yëmu dindi loolu dooraat processus bi daf ko continuer yow affaire foncier wax na ko sànq expert nga xam ne mais également yàgg nga ci gestion cité comme commune bu mel ni Thiès wala ville bu mel ni Thiès naka nga gisee yooyu jafe-jafe. waaw may mu tuuti rek ma compléter toutes ces élections locales yi. pare buñ ci dañ ciy nañ si ñëwaat dégg nga
ñun suñu parti incha allah rabi dans toutes les communes du Sénégal nañ fa présenter élection yi soit ñu dem seul bañ dem en coalition. non ak lu mën di laaj dama la ñun parti lañ yor suñu ambition mooy ambition yi parti yor réew mi mooy foofu lañ jëm dañuy door nga tax bi ñu tàmbalee def élection présidentielle demul fi élection locale la nekk ñu ngi koy waajal. mais xam nga politique waaw xam damay jëf nag rek jàngalu ma la dara mais politique dafa laaj ay moyens. mais xam nga bu ñu waxee ni dañuy wut par exemple ay parrain. parrainage ci commune Sénégal yëpp mu nekk 559 ou quelque chose comme ça va vous poser des problèmes. Raoul ma jox la fii tey benn révélation Sénégal gi ñu nekk gisuma ko mu fi ëpp xaalis gën ma fee riche gisuma ko dama ne gisuma ko mu fi ëpp xaalis gën ma see riche parce que man ñoom yàlla laa yaakaar te yàlla mooy jox ñëpp problème mooy moom tiituma ko. juste loolu mooy foofu ci ñi defee politique. mooy dama ne la manière bi ñuy defee politique ñun au Sénégal. mais non manière bi xoolal ñun ban démarche la ñuy joxe ñun dangay xool ñun ban démarche la ñuy joxe ñun noonu day am suñu philosophie bopp am suñu personnalité bopp am ñu doxee suñu bopp bu nit ñi bëggee si loolu ñu kon ne def bu nit ñi bëggut ñu bañ ko def parce que politique daf ñu ko métier daf ñu politique du métier ñun loolu mooy suñu démarche mais politique politicienne bi fi am gars yi ñu dara xew ñu tuur yooyu ñun duggewuñ si loolu ñu ngi ànd ak ñoom di ànd nawlante di ñu ànd teg projet di jàppalante te yàlla tax di ànd di waxante dëgg ak ngor duñu fen kenn ma nee naa leen bis mu leen fene bàyyi leen ñu ñëw benn parce que gestion dëkk bi surtout zone nord bi Medina Fall daf may metti li tax mu dema metti mooy bi ñu def lotissement Medina extension c'était pour ñu arrêter l'occupation anarchique bi nga xam ni moo nekk ginnaaw Don Bosco dem ba côté boobu. ñoom ñu duppee ko zone irrégulière. ñu def zone irrégulière ndeysaan daf si yàlla Omar Diagne benn adjoint maire bi Sadio énergie ba nu fa dugal ay poto lampe mun ñu woon a dugal plus de 6 poto lampe amuñu woon yoon wu ñu jaar pour loolu ñu def lotissement pour bloquer ko dégg nga bi ñu def lotissement bi def fa lotissement ñu xool nan la ñuy régulariser zone bi. ñu demandé boobu l'ancien quartier bi chef de quartier bi nekkoon sëñ Mor Lo yàlla yokk leeram mu demandé si zone yooyu nit ñi def réunion seen biir def assemblée générale population bi wax ñu ni parce que dañ ne woon léegi mbedd yooyu dañuy fexe ko xët mu taqaloog mbedd di zone extension yi nit ñi d'accord koo xam ni mbedd jaar na sa kër nga accepté ko bàyyi ko fa ñu jox la fële kër mbedd yooyu jàll ça c'est notre projet bi ñu ñëwee. parce que nit ñi fa dëkk fa zone irrégulière dina am population bi day yokk nit ñi war a dund mu war a am sécurité war a am ay mbedd ndox war a jaar courant war a jaar lépp war a jaar looloo tax mu amoon ay réserve fële ak leneen ba nu ko déggee ñu ni ñu ngi koy saaxee tooguñu de li ma njëkk a def mooy wut un pool d'avocat mu xoolal ma les actes parce que beneen bi gën a grave aussi doon nungu nit ñi seen i kër. doon nungu nit ñi seen i kër te lotissement dafa am na muy demee lotissement nan lay demee avant nga def lotissement dans une commune il y a ce qu'on appelle benn commission régionale d'urbanisation day am commission régionale boobu tous les lotissements des différentes communes de la région doona war a ñu toog wax carte ñu d'accord si commission bu joxe feu vert commission bu amee ñu door a ñëw maire yi commune bu ku nekk say compétence commission technique nga def affectation yi nga war a def ba def affectation mu am PV ñu jox le préfet ou bien sous préfet mu am indi PV mu régulariser les actes administratifs c'est moi qui signe l'autorisation de construire dégg nga bu ñu ñëwee nag ku ñu jox sa kër ñu jox ko mais qu'est-ce qu'on lan lañ constaté ay délibérations yu remplacées par des attestations mais ça c'est grave non xaaral non. est-ce que yéen conseillers municipaux yëpp tamit. non yëguñu ko c'est que au niveau de la mairie man je suis conseiller de la zone nord on n'en a même pas parlé fekkuma ko bokk ci affaire demee noonu mais li wóorut am mooy man li ma lay wax nii tay mi jël engagement solennel notre parti sera candidat au niveau de la zone nord. boo jëlee est-ce que yooyu yëpp di nga ko. bu ma jëlee mairie bi képp koo xam ne bu si yàlla àndee képp koo xam ne mu ngi sa kër ni nga jot sa kër te lu si waay sàcc ni nga ko goxi lii moom maa jël olage solennellement maa ko wax nit ñi. loolu moo ko doon def mooy yàlla ma yàlla jox maire yi parce que injustice laa bañ nit ñi dañ leen a jaay doole nungu seen i kër saaxee suuf si def noo xam ne kenn mënu ko expliquer. mais jeune là bi ma la tuddal sànq président Omar Badiane mooy Adimax dem nañ ba tudd nga xam ne ay conseillers dañ leen a jox ay terrain pour tëj seen gémmiñ mais ça veut dire que kon li xew fi boulimie foncière bi ñu gis Thiès man. doy na dama ni muy conseiller muy sëriñ
muy mais ku man di doon laa la wax ak autorité ak grade ba man di am ku si am sa kër ya ni nga ko guqi man Omar Badiane maa lay wax loolu ku nu jox kër si lotissement attestation yi ni nga ko guqi delloo ko askan bi. dina ñëwaat ci yow. non loolu man maa la ko wax moom loolu moom la leer man maa la ko wax nii waaw. ñëwaatee ci yow nag ci programme bi nga nar a jox waa Thiès pour ñu war laa fal lay doon looy proposé Thiès waaye pour ñu wóolu sa parti ba dénk ko commune bi Cheikh Yane ci yow lay ñëwaat ngay coordonnateur parti ba léegi am ngeen ni ñu koy waxee assise populaire bu baax comme ni ñu ko waxee macha allah yéen a ngi ci gox-goxaat yi waaye Idrissa yëngal ko Thiès dina jafe moom xam naa ne bu dee programme rek ngeen ko lal moom dina jafe. loolu dara loolu yomb la. parce que dañuy aussi ñu ngi xalaat de comme ni ko waxee rek affaire xaalis. te comme ni ko wax sànq rek gis nga yi nga wax. vote affectif bi dafa bëri ci ñun africain yi. naax loolu xew na nit ñi aussi dañuy réfléchir di wax lu ñu mën a dégg lu ñu mën a gis parce que aussi comme li ma wax sànq rek affectif am na effectivement mais indi nga fi ay ñoo xam lu ñu fi def dugg taal si moom nga wax léegi ñu ko fi tegee lu mu def ñeneen ñi fi teg lan lañ fi def affection boobu lan la jariñ affection aussi dafa am lu muy jariñ doo wate nit ñi aussi dañuy dem ba moment boo xam dañuy xam ne lii est-ce que jarati na ko loolu la quoi est-ce que jarati na ko loolu la. mais à la sortie de la présidentielle est-ce que yéen def ngeen taxaw seetlu xool ñi leen parrainé lim bi fii ci dëkk bi naka la toll. mais loolu moo tax ñu am courage pour mën a pour taxawaat. fàttali lim bi ñu ñuy seetaan. non ñu amoon nañu 59 000. on avait 59 000 de parrainage. zone nord bi rek on a près de 6 000 si zone si parrainage bi. léegi actuellement nii pour vous dire fi ne ñu ngi jaay nañ pour le moment nii rek 3000 cartes parce que ñu ngi jaay ay cartes fi ne nii pour suñu parti. ñu leen wóor ni ñi seen i militants la. suñu militant lañu. parce que man li leen di wax mooy ñun am kenn nit ku ñu gëm moo gën ñu am téeméer nit yoo xam ne ñuy nax. ñun naxuñu suñu bopp daal maanaam ñun ñuy def suñu demoon ba fi ne gëm ni ñun nit ñi ànduñoo ñun dañuy bàyyi. parce que comme li nga ko waxee sax politique def ñu ko métier. demuñu fi comme ni ñuy def politique politiciens yooyu parce que ñun dañoo am ay programme. déjà nit ñi li ñuy def ñun defuñu loolu ñun dañu ñëw def politique de développement. actuellement ñun nit ñi femmes yi dañ leen di jël. demuñu comme ni ñuy def di jël ay leget di dem fekk nit ñi dañ jox ay 100 000 pour nax leen. dugguñu ci loolu. dañu def benn programme de formation ci ay femmes. mais li ñu formé mooy kuy ànd ak ñun da ngay jënd carte ba pare bokk ci ay cellules ñu jël la formé la. actuellement am na ñoo xam formé leen ñu ngi def céréales locales koor gi yëpp ñun ñi ñëpp ci la ñu fondé ci la ñu def ci la ñu naan ci li xale yi defar. est-ce que jëlee ko ci xaritam Augustin Tine xaritam. non est-ce que mën nga koo gis sax. man ba ma ànd ak moom ba léegi musuma ngi teg bët. Augustin Tine wallaay lancé 2012 ba léegi musuma teg Augustin Tine. non waxuma ñu jéem a bokk parti mais ils ont de bonnes relations quand même parce que yàgg nañ ñoom daanaka maa ngi ak moom chaque jour. mais musuma dégg mun man maa ngi wootee ak Augustin wala moom laay waxal nii wala naa pour vous dire que donc loolu amul. fii affaire xaalis moo fi taxawul la. ñu ñoo liggéeyul si affaire xaalis. di gëmloo nit ñi ay xaalis non programme lañ teg actuellement li ma la wax mooy ñu ngi former femmes yi. dañu bëgg ñun chaque quartier. ñu former jigéen ñi financer leen. duñ ci def dara ñoo leen di fayal formation jox leen matériel bu ñu koy former accompagner leen. te yàlla def na aussi ñu ngi taxawal benn mutuelle. parce que ñun dañu am loo xam dañu koy yàgg di xeex comme li nga wax affection boobu nga wax noonu rek. nit ñi dañuy bàyyi ba élection jot ñu ñëw jël seen oto ak seen i car ak seen i t-shirt ak seen i Lacoste seen i yu kenn xamul gurgur jigéen ñi gurgur leen yóbbu nax leen bàyyiwaat leen. non bu dee local moom Idrissa la ñuy wax. déjà day nax gars yi wala. non déjà ñun loolu la ñuy xeex. gars yi day ñëw ni namoon naa leen rek gars yi topp. comme local lañ koy. yooyu la ñuy xeex. xaritu leader la de. non man mii ñëpp ci lañ bokk. ñëpp ci loolu lañ bokk. ñun gëm nañ ko mais ñun aussi liggéey suñu dëkk bi lañ bëgg. su dem ay ngent xool yooyu yëpp xool dëkk bi ni mu mel xam ni dëkk bi kenn liggéeyu. ñu teg foofu bara président liggéey la wax. waaw ban programme nga bëgg a jébbal waa Thiès pour local yi bu ñëwee ñu wóolu la dénk la seeni destinée. merci quand je parle de Thiès je ne parle pas seulement de la commune je parle de toute la ville les 4 communes. non moom laa la expliqué. xam nga yàlla dafa ma suturaal temps ma nekkee yor aménagement urbain environnement assainissement délégataire de signature du maire. J'ai fait des diagnostics participatifs dans tous les quartiers de Thiès avec des ONG. Quartier boo gis def naa réunion ci kër chef de quartier bi quartier boo gis regroupé naa les chefs de quartier les groupements féminins les ASC les notables def fa un diagnostic participatif. quartier bu nekk ma am fa les priorités du quartier de la zone bu nekk ma génn les 3 priorités kooku c'était à une date D
dafa naa rek ko tuddeewaat plan local de développement. non c'est différent non c'est différent xaaral ma expliquer c'est différent xaaral naa ne wax yëpp daa si ñëw. bi ñu ñëwee diagnostic yooyu ñu defoon c'était à une date D on va réactualiser ça joxaat ko population yi ñoom ñu réactualiser ko. comprendre nga. parce que xëy na la doon priorité peut-être benn quartier 2005. xëy na nekkul priorité tey nekk priorité 2019. on va réactualiser ça. ñun dafa am benn démarche participative boo xam ne moom la ñuy dox par rapport à ça. dégg nga loolu mu ngi si parce que ñun am nañ xalaat mais xalaat bu ñu am si quartier ñu dëkk sa quartier ba ñoo gën a xam lan gën a soxla xam ne bu ñu koy def ñu ànd ñu def ko mu mën a réussir. très bien dégg nga te loolu c'était avec des ONG. bu la neexee may citer leen fii bu la neexee nangam a nangam dégg nga léegi nii à je peux vous montrer l'heure d'appel am na lu ma commandé pour mu seet parce que imaginez Thiès dafa amoon ce qu'on appelle c'est moi qui dirigeais IMAP instrument et modèle d'aménagement participatif de Thiès. On avait un logiciel qui nous permettait de prendre des décisions fii ngay toog xam bay dem sa kër xam ba xam am nga mbalit si mbedd mi xam ba xam fu école nekk xam fu lii am fu lii am. c'est un logiciel boo xam ne fépp ko amoon Thiès déggutoo kenn wax ko c'était validé par l'école polytechnique de Thiès et l'école polytechnique fédérale de Lausanne Suisse. loolu ñu bari ci ñi seetaan. non dama lay expliquer dama la dafa am nu mu doon liggéeyee du doon tâtonné wuñu woon dafa am fu ñu ko teg. certitude dafa am fu ñu ko teg chaque kii ñëw woo tous les services ñu validé ko te loolu yëpp naa ko présenté waa Thiès woon leen ko. aménagement bi ñuy def mooy Thiès léegi ne soyons pas nostalgiques de Thiès. On a fait une Thiès avec benn commune Thiès. Léegi on a Thiès avec des communes de plein exercice. ma jël benn exemple commune Thiès Nord parce que élection yi ni muy demee. incha allah rabbi toutes les collectivités kon ma la ko waxee nañ fa nekk candidat. rawatina Thiès gi nga xam ne mooy suñu base. li nga ñëwee nga xool collectivité ma jël la benn exemple Thiès Nord. parce que Thiès Nord laa mën a nekk candidat. Thiès Nord nous sommes une population de 120 000 habitants. 120 000 habitants. ñaata tali fi am ñaata route bitim moo fi am nga bëgg a jóge Medina bëgg a dem Nasru fan ngay aw ñun lépp carte la waroon nekk moom la ko tey jii ma jox la benn exemple dañoo am plan d'aménagement de notre commune dañoo bëgg comme ni ñu seetaanee dëkk yi ci télé yi ñu gis dëkk yi ak seen immeuble ak seen aménagement loolu ñu bëgg a def ci commune bu nekk aménager ko d'abord parce que aménagement mu indi sécurité indi mbedd indi ndox indi lépp mu nekk fa. canal Kër Ma El Hadj bii c'est une bombe écologique. yàgg nañ cee wax mais solution moom. non solution am na dama lay expliquer. ñu fi nekk la kay yor bagage pour le moment. man je suis invité toutes les années impair au Canada je fais partie de direction internationale d'environnement. li ma wax du lu may làmbatu. tout à fait mais yii yëpp yaa ngi ci conseil municipal bi. non tax joxoo leen xalaat yi. wax naa leen ko mu bañ naa jox benn exemple bu ndaw rek. sécurisation foncière bi kër yi Madina Fall amul benn kër gu fa am kayit. joytu nañ ko loolu titre foncier. waaw man mii maa jiitoon commission bi Mamadou Dieng yàlla ko yàlla yërëm te yeexañu mu nekkoon sama adjoint ak Patala Kane j'ai proposé ça à la mairie bi nga xam nekk naa fa conseil ni leen mu wutal nit ñi kër. man nag daf may jaar parce que bi nga am ci conseil municipal ñoom ñi amu ko ci. mais d'accord mais nag dama lay wax di la man aussi je suis de bonne foi laajal conseil yëpp heure bu ma fa nekkee je participe au débat joxe samay proposition joxe leneen. mais nag comme faruma ak ñoom ñu bañ ma see boole mais mënu ma si dara moo tax la ma far ak ñoom wax leen ko defuñu ko bu ma nit ñi wóoloo jox ma ko man ma def ko ñu gis. dëgg la loolu moo ma yëkkati. malheureusement non des na non attends non gis nga Raoul c'est très intéressant. dinañ gën a yaatal programme bi bu nekk gis nga programme bi. gis nga canal Kër Ma El Hadj xoolal ngent kër yi si kër yi xoolal canal bi fu mu yem xoolal canal bi fu mu yem. gis naa fa xoolal barax yi xoolal lépp sécurité bi am fii ba kaw sara ba këri kaw. gis naa fa animaux yi fay génne yoo xam ne moom côté seen. gis nga boo mii noonu côté horticole. dama ne horticole fa maa ngay nekkoon léegi barax la lan moo ko waral parce que ndox may jàllut. fan ndox mi waroon jaar ñu def fa canal war a raccordé canal Kër Ma El Hadj kër yooyu ñu war leen a fay leen def lépp te jóguñu fa mais loolu moo indi téye ndox mi tey jii daf na war a désenclaver la zone si problème aménagement bi gis nga kër angle Mor Jaxeer ngay jógee jaar kër yi kaw jaar Nasru mu génn ba Akapes dem ba Tali Jaxaaw ba
nga jël tali Kawsara bii mu génn romb Kawsara dem ba voie de contournement nord bi romb Poñen. li ngay wax nii liggéeyu état moo ko mën de. non état non moom laa expliqué c'est que non maire dafa am ay compétence am. xam nga mooy compétence maire yi. na set nga kii il y a 9 domaines de compétence yi mais boo amee ambition. su population def plaidoyer. nga ànd ak état. ànd ak ses partenaires ni nga ko def. d'autant plus que. waaw loolu laa lay reeral. yàgg ngaa génn Sénégal. di non ONG yi. loolu laa lay wax mais dafa am ay compétence am lu mu mën. am lu budget mën. boobu sax da cee war a. très bien loolu mu ngi fi mais xool suñu stade yow sport ngay def. suñu booy yi fu ñu fóolee. kan moo si rek. ma ñu Soumaré ba stade la jor est-ce foofu commune bi la bokk. au moins lu mu bon doon bon mais suñu commune. am ngeen benn stade fii de yéen El Hadj Yatma Diouf. est-ce que c'est fonctionnel pour nit ñi di fa recevoir terrain yi. non dama la même bu dee Gannouss est-ce que mën na accueillir nit ñi population nit ñi foofu match. mais loolu laa la bëgg a expliquer c'est-à-dire que les mais lépp lu am si commune doon ko war a am. dinañ gën a yaatal bu ko defee programme bi nga def ko pàcc. lépp ñu ngi koy def pàcc bi soob yàlla nit ñi ko xam lépp ñu leer ko di loolu na sa xel dal gis nga ñun en tout cas lépp lu mu war a dugg wan ko wax nit ñi ñu ngi siy wax borom xam-xam di si accompagner suñu partenaire di si accompagner wax ko nit ñi. lépp lu ñu wax dañuy wax fu ñu ko jëlee pour faj ko. jërëjëf waaw. Cheikh ñu bàyyi la nga tàggoo Cheikh Tidiane Thiam mooy coordonnateur u parti bi di Alternative Sénégal li ñu cërale woon ci waxtu jeex na. merci Raoul. merci beaucoup si seen ñëw seet suñu fii. kontaan na ci trop comme ni ñu la wax comme ni ñuy terminé rek. wax lañu dañuy jóg liggéey dëkk bi mais jóguñu pour jariñoo dëkk bi. pour que nit ñi xam loolu. parce que ñun yàgg nañu ci dëkk bi yàgg nañu Thiès. mais pratiquement suñu benn changement au niveau de la zone nord. te kat gars yi man li ma jaaxal kuy wax danaan askan wi ma tax a jóg ñoom ñëpp ñoom ñëpp. yéen ñi nekk opposition ak ñoom ñi nekk état yi mais ku ci egg fa ñuy décider rek. day mel ni la nga waxoon ba nga nekk opposition da nga koy fàtte carrément. c'est que li wax li président di wax souvent. li ñun bu dee li ñu nar a jël dañ ko nar a jël ba pare ma wax askan bi yàlla bu ñu gagné amuluñu njariñ franchement amuluñu njariñ. jërëjëf voilà gis nga Raoul. président looy tàggoo ak. non c'est que loolu laa wax c'est que dama ne gis nga question bi ngay posé ñëpp ko war a posé. mais imagine ñi ñëpp fi leen jàngandoo. enseignement benn la. diplôme yi benn la. gox yi ñu bëgg benn la. li ñuy dund benn la. mais lan moo tax gis-gisee gi leen di wuute. gars yi parfois dañuy bàyyi intérêt général jiital intérêt. loolu nag loolu looy problème du leneen. loolooy problème du leneen na leneen. loolooy problème du leneen ñun politique defuñu ko métti. commencé li ma la bëgg a dolli foo rek mooy comme par exemple moom mii. bu mu nekkee cadre. Macky Sall moom moo nekkoon bi mu nekk PDS Macky Sall moo doon cadre. am na ay ministres yu mu dugal PDS. donc xam nga moom bëggoon lu yomb rek. bëggoon noos rek lekk xaalisam. day dem nekk directeur société wala mu nekk APR wala leneen. c'est beaucoup plus facile que ça. donc coono bi ko ci fekkee mën nga ci bañ a fekk. dëgg la moom mi bu fa demee falu ñu au moins ñu nekk ay kiyam ñu di ci am dara. donc bu loolu taxoon jóg rek loolu lay def mu jeex. dëgg la le point c'est réglé. Macky Sall coono bi par bu fekk y a des ministres fii à Thiès. moo leen ko présenté moo leen dugal PDS. bi ngay wax yëpp. voilà kon boog ñaawoon mbégte. fekk si leen fii fekk si suñu yaay yi tamit suñu yaay yu taaru yi ñu jigéenu parti bi waa ji nee na lu amul soxna baaxul moo tax parti Alternative Sénégal da koo xam moo tax responsable yi fépp ñi jigéen ñi la ak ndaw ñi également les jeunes di leen jaajëfal ci accueil bi mu nekkoon seen émission penc mi di leen jox dig daje prochainement ak beneen invité jërë ngeen jëf